jàmm ngeen fanaane ca 7 heures et quelque ba tey ñu ngi ak yéen ci télévision Futur Média àndandoo ak yéen fi ba 11 heures ñun ñëpp a ngi fii pour gunge leen gërëm leen ci ni ngeen tàmbalee bëccëg bi ak ñun yeewu leen jotaay bi nga xamee ni bis bu jot ak couleur am lundi ba vendredi tey ji nag ñu ngi ndokkeel sunu xarit yëpp laataa ñuy recevoir gan gu njëkk gi ci jotaay bi tey allo oustaz am na ku ma yónnee léegi di laajte ni ñun dañoo dikk urul ay ni jigéen ñi lu ñu leen dikk. waaw loolu ci allo oustaz la. góor yi jullit ñu tedd ñi. waaw góor yi jullit ñu tedd ñi. ak seeni borom kër yi ñu bëgganteel te yàlla tax. ëllëg ñu daje aljanna garaat bi yàllay jox seeni borom kër. te ñoom jigéen ñi urul ay ni yu ñu dig góor ñi. ñoom ñooy ñee. sunu jigéen ñi dugg biir aljanna. ki ko laajte je rappelle que mooy réalisé ci ginnaaw Adja Diallo moo ko laajte Adja bi réalisé moo ko laajte nee na lu tax ñu dig góor ñi ay uurul ay ni te musul dégg li ñu dig jigéen ñu yiw yu baax yi. mooy ñun góor ñi yàkkamtee gi suñuy uurul ay nii ñoom jigéen ñooñu ñooy bëgg a mel ni jigéen ñi. ñoom jigéen xorul xay nii ñooy bëgg a mel sunu jigéen ñi góorgóorlu ci seen jaami yàlla ba dugg aljanna. maanaam su ma déggee ci waxam mooy jigéen ñu yiw yi ëllëg ñooy doon uurul ay nii. moo tax bu yeboo jigéen teel ko tàmm fii. ñoom ñoo nekk uurul ay nii. Adja kon yéenay nekk uurul ay nii. bàyyi nga leen. waaw jigéen ñi nañu tàmm wujju fi can. wujje. ah bon bu ñu ko tàmmul fii fële dañ koy tàmm. wujje fii wujje fële. parce que fële dañoo bari. service libre la xanaa wala wujje fii service libre. ci góor yu yiw yi. non dem wujje fee rek garaawul. fële bis boo duggee rang urul ay ndey ay taxaw. waaw nga naan waa jigéen ñi. garaawul oustaz kon ku yabu yiw. garaawul oustaz. ku yabu yiw ku yabu jaamu yàlla ba. ku yabu jaamu yàlla. dem benn jigéen daf ma woo dem maa ngi nii di jooy ma ne ko mbaa jàmbu la mu ne ma dafa bàmmeel lay xalaat. xalaat lu jar a xalaat. bàmmeel lay xalaat. ñàkk koo xalaat wóorul. tëraay bàmmeel ba lay xalaat. wallaahi te bala nga xam ne jaamu yàlla wóor ñu roof la ci biir bàmmeel mais bala nga xam ni bëgg Seydina Muhammad topp sunna ma wóor nga dekki boo dee jigéen nag boo xam ni sa dund yëpp yàlla la ak rasulullah yi nekk ci lu baax. yow yaa jigéen ñooñu ñoo gën ñetti téeméeri junni yoon urul ay ni yu ñu yàlla waajal ndax jigéen ñooñu urul ay ni ñooy bëgg a mel ni suñu jigéen ñi ay waay yàlla xoolal jigéen bu ko defee ngay daagu nag bu ko defee nag yàlla nag boole laak foofu sa borom kër. xanaa parce que góor ñëpp 35 ans la ñu. xanaa kon bu dee am na. waaw wala jigéen ñi ñaata ñëpp 35. waaw jigéen ñi dañuy jigéen ñi 18 ans rek. dañuy wàññi seen. kon xanaa bu ci amee parmi ñooñu jigéen bu ñaaw yàlla da koy soppi. bu ci amee jigéen bu ñaaw yàlla da koy def mu rafet xanaa. waaw non jigéen ñëpp. bu mënee tooñ ñëpp lay tooñ. alaaj Pape yàlla na yàlla dugal àjjana. wallaay ku yabu àjjana daal boo fa duggee. ku yabu yiw. ku yebu bàyyi xel yàlla. wallaahi ku yebu jaamu yàlla xel. wallaahi xam ni la Sëriñ Fàllu Mbàkke waxoon bés. wallaahi toog ba mu yàgg ne cay yàlla. cay àdduna. cay bàmmeel. ñu laaj ko mu ne cay yàlla boo ko toppee mu topp la boo ko toppul mu topp la. waaye teen koo topp bala mu lay topp waaye. mu ne cay àdduna boo ko waree mu war la boo ko warul mu war la teen koo war bala mu lay war waaye. waaw mu ne cay bàmmeel moom boo ci defee ñu def la ci boo ci deful ñu def la ci te nga ciy def bala ñu la ciy def. dëgg la de cay bàmmeel te almawtu yëtti fajatan aw almawtu yëtti baxtatan waaye war xam ne suñu damay dégg njabootu Baye Niass yi dama ciy dégg sama genn kilifa muy faral di wax naan nañu dellu balaa ñu ñuy delloo. waaw nañu dellu balaa ñu ñuy delloo. waaw mooy nit war na jaam si naax li dafa waxoon ni mat na junni at ak ñeent téeméer du topp. dañuy laajte mu ni dëgg rek xaa una li àndawu. bul wóolu jamono ndax warkat la. jamono warkat la te tabban li daari laa yedd mun a ay. toskare ñeel na kër gi nga xam ne ay xéewalam tax gratte-ciel yi. kër yi rafet yi dëkkuwaay yi rafet yi. laaj Pape ñaari kër am bi ngay dëkk ñoo la ciy fanaan ak beneen kër gi la ñi ngay xaar te kër gi nga tabax sonn ci di ko fanaan bee ngay gën a yàggee kon jëfal mu ni wal xabru sunduqul amal kenn ku ci nekk ci ñun sa bàmmeel sa keesu jëf rek mu la fay fekk wallaahi dina ba amee kees yu diis nag te am na ñoo xam ne sax du lekk seen yàpp yaram mukk wallaahi jërëjëf oustaz maa la wax lii jërëjëf oustaz ci waxtu wu ne mën ngeen a bokk ci allo oustaz ñu dalal ajaratu Aram Thiam bu collectif des femmes d'affaires musulmanes du Sénégal yaay ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel te di la gërëm ci sa teewaay tey ji ci jotaay bile sànq bi ñuy tàmbali ak docteur Massamba Gueye ak oustaz Pape Anne waxtaan nañu tuuti ci jigéen ni mu yàggee doon jàmbaar waaye yéen ngeen def collectif boo xam ni da ngeen dajale femme d'affaires musulmanes yëpp tuddee ko COFAMUS lu waral loolu. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf Pape Cheikh. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam.
di leen remercier ci invitation bi. di nuyu ñi nga xam ne ñoom nga bokkal plateau yeewu leen tey. muy oustaz Pape Hann ak docteur Guèye. oustaz seen càmmiñ la moom. waaw suñu càmmiñ la moom xamante ne ñoom moom bu baax ñu ngi koy remercier bu baax. di ko sant macha allah ci waxtaan yu am solo yi mu fi wax ci jigéen. yëpp ñu leen di sant nag di sant téléspectateur Futurs Médias yëpp fépp fu mu nekk ci biir àddina bi. di rafetlu trop suñu teewaay suñu invitation bi tey di ko rafetlu. jërëjëf Pape. li tax ñu woolu la mooy li ngeen doonee ay jigéen jullit ba noppi. def mbootaay. waaw di def ay conférence ak ñoom seen. waaye lan mooy solos mbootaay bi. collectif des femmes d'affaires musulmanes. waaw lu tax collectif des femmes d'affaires musulmanes. waaw Pape Cheikh collectif des femmes d'affaires musulmanes. du Sénégal di COFAMIS nga xam ne macha allah am na taxawaay fépp ci biir àddina bi ci biir Sénégal ak COFAMIS am na fa ay représentants. d'abord mooy ay jigéen yu booloo jigéenu jullit d'abord inspiration bi mi ngi jóge ci ay jigéen yu ànd dem Makka en 2005. mais ñu ngi am nag suñu récépissé en 2006. 2006 waaye jigéen ñu booloo di def solidarité. di yëngu ci boole yu bari COFAMIS daf ci yëngu solidarité. day yëngu ci social. day yëngu ci développement. waaw loolu mooy COFAMIS. dañu yéen ñuy jàppalante parce que docteur Dieynaba Alfi oustaz ñun li ñuy seetlu ci ñaare bu ñu dee gis dañuy gis ne jigéen ñi bu ñu dee def ay mbootaay ay tuur la ñu koy def. ay natt la ñuy def. wala ñoom Alfi sax fan yii def nañu tuuru mbaxal. wala tuuru daxin wala tuuru tama. waaye yéen ngeen jóg nii da ngeen di dajale femme d'affaires musulmanes yi ci benn mbootaay. waaw ci benn mbootaay Pape Cheikh. loolu lu am solo la. ndax boo seetloo jigéen ñi léegi seen taxawaay. ci àddina bi surtout Sénégal. macha allah jigéen ñi dañuy taxawaay bu rafet ci mbiru diine. ak jàppalante ak dimbalante COFAMIS nag li ko tax a jóg mooy kuréel la boo xam ne dañuy dimbalante ci suñu biir. di taxawal ay mbir yu am solo comme noonu nga ko waxee rek. boo seetloo jigéen ñi bu njëkk. dañ daan gën a yëngu ci ay sabar. ay yeneen affaire mais léegi gis nañoo yëngu ci mbiru diine di def ay conférence COFAMIS macha allah taxawaay bu rëy ci loolu. très bien mooy taxaw def ay conférence boo seetloo tey COFAMIS 2006 ak léegi def na 9 éditions conférence. waaw ci social aussi COFAMIS def ci yëngu. ci bu bari yàggul rek ci 8 mars bi passé journée de la femme. COFAMIS def na ci œuvre sociale bu am solo. mooy dem ci camp prison jigéen ñi jàppalante ak ñoom sargal leen. saafonte ak ñoom. dem aussi ci daara yu jigéen ñi. macha allah waaw sargal leen ci 8 mars bi passé COFAMIS taxaw def na ci taxawaay bu rafet. ma ciy profité ci occasion bi di remercier membre bureau COFAMIS. bi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey boobu. di former jigéen ñi di leen jàppale ci domaine yu bëree bëri. lépp rek ci diine ngeen ko ci jigéen waaw. justement par rapport ak un peu solidarité bi nga wax parce que ku ne jigéen. ne xol bu set. est-ce que yéen seen moromu jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi bëgg a dugg ci activités yi ngeen nekk maanaam commerce wala bépp secteur bu leen yëngu. est-ce que di ngeen ko mën a encadrer dimbali ko ba li mu mbébét ci ay bëgg-bëgg mu mën a sotti. waaw loolu aussi ñu ngi ciy taxawaay bu am solo. boo gisee ñun suñu siège fële ci Liberté 6. soo fa ñëwee tous les 15 jours dañuy dajale jigéen ñi di leen former di leen jàppale. seen siège bi sax soriwul ak prison jigéen ñi. waaw soriwul ak prison jigéen ñi ñoo tend dañuy former jigéen ñi mooy pour nga ñëw bu fekkee da nga adhéré COFAMIS d'abord dañuy seet ban activité nga nekk. ñu fexe jàppale la ci loolu pour nga mën a taxaw defar sa entreprise du mu ndaw nga taxawal ko. di def dara xam nga comme ni nga ko xamee jigéen comme ni ko oustaz Papa Hann waxee léegi rek. di joxe ko ci suñu référence boobu nga xam ne mooy Xadijatu bintu Xubayr di soxna sallallahu alayhi wa sallam taxawaayam ñun moom mën ñu def référence. moom mooy seen référence. waaw mooy suñu référence ci moom la ñuy roy bu baax di xool ay jëfam di déglu ay waxtaanam di seet fi bu tegoon tànkam rek ñu fay jéem ak suñu jigéen ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu meññ te nekk fii ci biir Sénégal. gis naa ci seen i projet ne bëgg ngeen tabax benn centrale d'achat. centrale d'achat waaw. bërëb boo xamante ni jigéen ñi ñoo fay indi seen i marchandises. ñu koy ñëw di jënd si. di jënd si waaw loolu aussi ci li nga xam ne volet bi nga xam ne mooy volet ba tey volet am nañ ci volet bu am solo muy di def denrée alimentaire toujours ci suñu siège ak fépp. fu cellule COFAMIS nekk ci biir Sénégal. ñu ngi former jigéen ñi ñu ngi def seen ay di def denrée alimentaire surtout ci volet céréale kii bi consommé local bi. consommé local bi jigéen ñaa ngi ciy def lu am solo Pape Cheikh. waaw jigéenu COFAMIS yaa ngi ciy def lu am solo. di jàppalante di liggéey moom si seen bopp di transformer
ay produits locaux yoo xam ne dañ koy mën a jariñoo ci biir kër yi. waaw xam nga jigéen ñi Pape Cheikh jàmbaar lañ ñu ngi yëngu ci domaine yëpp. d'accord domaine seen i projet ak lu ci mel ni mutuelle bi nga xam ni taxawal ngeen ko. waaw lépp yeeg fay yi. da ngeen ko teg ci crédit islamique. non islamique waaw loolu projet Cofamis la tam benn projet Cofamis mooy dañu am projet finance mutuelle. def ko ci finance islamique. d'accord naa loolu bu soxna sëriñ Pape Andi mooy may gën a xam moo ñu gën a xam liñ ci bëgg a def. maanaam ci loi ci diine ba tey ci l'islam rek ci lu femme musulmane bi. dañu am projet pour def mutuelle finance islamique parce que boo seetloo Pape Cheikh jigéen ñi ci biir Sénégal dañu bëgg a liggéey. bëgg a jàpp. bëgg mais boo seetee en général pour kii mutuelle classique yi. ñoom ñoo fi nekk. te en général comme niñ ko xamee ci diine. te boo lebee waxi yàlla du dañ boo lebee intérêt bi. daal dafay jafe ak ñun pour fay toujours. est-ce que finance islamique oustaz am na intérêt. amul intérêt li nga leb ngay fay. li nga leb ngay fay. mooy taawun bi yàlla waxoon. wa taawunu alal birri wa taqwa. wala taawunu alal ismi wal udwan. da ngeen dimbalante ci mbaax mais bu leen dimbalante ci bàkkaar. ak noononte mooy atadaamun bi soxna si mooy tampoo. atadaamun ñu ni lawrun min taawun. tampoo googu melo la. ci dimbalante waaw melaw la ci dimbalante moo tax Sidna Bakar bi mu ñëwee ci l'islam bi mu duggee ci l'islam Sidna Ousmane dugg ci biir l'islam ñuy ay milliardaire bari alal ñoom ñoo tax l'islam bi jug parce que yonent bi boobu amuloon xaalis financement amul woon ñoo doon ñëw di dimbali saxaaba yi ñii jox leen ñu def commerce ñii dimbali leen am ñoo xam ne dañu leen di lebal ñu dem jaay bu ñu paree delloo leen ba yàlla dimbali leen ñoom Adja Aram nag seen taxawaay boobu taxawaay la boo xam ni waxuma sax liggéeyal l'islam bi mais ñoom ñu ngi liggéeyal seen réew surtout social bi nga xamante ne ñoo ngi koy def ajaratu Mati. waaw mais pour bëgg ci ñi nga xam ne ñoo ngi koy seetaan te bëgg cee bokk. waaw naka la ñuy def ba bokk ci li nga xam ne moom moo di association. femme d'affaires musulmane yi seetaan bëri nañu. waaw femme d'affaires musulmane yi macha allah waaw ñu bëgg a bokk Cofamis bokk ci jafewul dañu ko yombal pour jigéen ñëpp mën cee bokk. mooy da ngay jënd carte de membre bu Cofamis joxe droit d'adhésion. comme ça nag ñu wax la expliquer le volet yi nga xam ne moo am ci Cofamis yëpp comme ça nga choisir ban nga ci def. am nañu volet Makka comme ni ñu koy defee am nañu volet social am nañu volet solidarité ci suñu biir am nañu ay tontines yoo xam ne ñoo koy defal suñu bopp. ba pare Pape Cheikh ma lay xamal ni Cofamis 2006. bu ñu amee suñu récépissé ak léegi. macha allah 2015 bi la ñu soog a am ñun financement. boo xam ne dafa jógee ci état ñun suñu ay fonds propres rek. la ñuy dimbali la ñuy def lu baree bari. comme maa ngi lay wax ne la. le 8 mars bi passé jigéen ñi def nañu lu bari dajale nañu bari ci social ba ñu dem ci daara ak prison jigéen ñi def fa lu am solo waaw jàppale nañ ñu ci mais nag suñu doole moo ci njëkk suñu ay fond suñu ndimbal moo ci njëkk daal bëgg ngeen tabax tamit daara moderne waaw daara moderne bi projet la tam boo xam ne dañu bindoon ñu ngi remercier gouvernement bi fi nekk de passage ndax bi nga xamee ne bindoon nañ leen pour demander leen dañ bëgg espace. pour def complexe. islamique loolu ci projet Cofamis yi la bokk. complexe islamique. ñu may ñu benn terrain ci Diamniadio. foofu la ñu am projet nag foofu moom dinaa ci ñëwaat léegi. dañu bëgg fa def composé complexe islamique. boo xam ne day composé daara moderne. def fa orphelinat surtout orphelinat dinaa ci taxaw tuuti comme oustaz ci diine. ñun jigéenu Cofamis dañu gis ni. orphelinat ji lu am solo la boo xam ne tey jigéen boo xam ne ndogal daf ko dal wala ñu for doom ñu yar ko ci orphelinat bi yar ko ci diine l'islam mu nekk suñu diine parce que à Pape Cheikh boo seetee mosoo gis benn jigéen bu catholique bu sànni doomam faatu rek wala ndey wala ay da ngay for doomam di koy ñu yar ko ci beneen diine loolu Cofamis am na taxawaay bu rëy bu mu bëgg a taxaw ci orphelinat ci loolu waaw dëgg la de loolu defe naa am na solo docteur Massamba Gueye waaw bon peut-être que saluer leen parce que tamit mënoon nañ jël seen xaalis dem di liggéey di tabaxi kër di loué waaw parce que réew xam nga lu koy defal pap ñëpp bokk fu ñuy xool gis nga toog di xoolante ku ne gis sa sikku morom la dafay baax nag que association yu mel nii ñoom aussi ñu monter au créneau parce que baax na 2005 ba léegi ngeen di liggéey di laqatu mais il faut ngeen di génn pour may fit li maam Abdou Aziz doon wax ne ku def lu baax nañ ko wax ci pénc bi ndax ki bëggoon def lu bon xam ne bon baaxul loolu moo tax sax moo woolu ko mu ñëw ci jotaay bi tey voilà donc man li ma bëgg daal mooy que projet Diamniadio boobu na nekk projet phare waaw Makka bi baax na trop yépp baax na waaye nag nit ñi fexe ba ñu am xam-xam bala avant ñu dem Makka moo jiitu donc je pense que man dama leen di féliciter pour courage boobu parce que femmes yi aussi di def ay affaires
baax na mais ngeen am institution bu mel noonu mu nekk dans les normes je pense que di ngeen dimbale ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi yëngatu ci loolu mais aussi li nga wax xale buñ ko foree war na am choix wu diine war na am choix donc je pense que loolu da ngeen ci gën a taxaw aussi ngeen gën ko vulgariser gën ko ubbi ñëpp gën ko xam waaw parce que loolu du mbiru Cofamis man pour man ni ma ko jàppee loolu nag dafay am enjeu national ñëpp la waaw mbiru ñëpp la ñëpp jàpp ci de manière transparente nag ñu gérer ko de manière transparente école bi bu ñu ko ubbee ci kàttanu yàlla mu nekk gestion pédagogique bu professionnelle loolu moom moo leen di permettre bu ëllëgee nag bu ngeen demee ba yor seen i kaalaak seen i kurus seen i sëtaat di ko yor ngeen mën a fëgg seen dënn rek alhamdulilah rabbil alamin donc moi je vous félicite pour ça et Pape merci beaucoup man projet boobu daal moo ma gën a accroché parce que man lu jëm ci jàngale moom ak luy defar nit moom mooy defar réew moo tax nga bëgg récréation waaw récréation déggoo mën a jàngalekat yëpp duñu bëgg déggoo mën a récréation yeewu leen man moment bi ma ci gën a neex muy publicité yi parce que damay delluwaat ci récréation parce que nit nag day baax booy wut xam-xam ba wallaahi wallaahi ñu noppal sa ruu nga jël pause ruu gi dem ci leneen donc Macha man Allah. je vous félicite madame beneen élément bi daal bi ma ci yokk mooy nañ bàyyi réew mi lu baax amu fi ñu baax amuñu fi wallaay réew mi bëri lu baax ak ñi ñu baax baax a ngi fi ñi bon a ñàkk jom wallaay ñi bon ñoo tuuti ba pare ñàkk jom ba kenn ñimetut a baax ñi bëgg a baax nañ baax ndax réew mi dina baax insha Allah moo tax docteur su may saa yu may waxtaan oustaz nga sax de ci wàllu njàngale ñun yaay suñu sëriñ moo tax may faral di wax naan balaa ngaa xam ni réew mi am na yu baax nga sàlloo di xëy fajar di seetaan yeewu leen lépp ñëpp la ñuy invité képp ku am projet képp ku taxaw ci réew mi pour def fi dara lundi ba àjjuma dañuy recevoir ay nit yoo xamante ne yenn saa yi lu mel ni Cofamis depuis 2006 mu ngi fi am na ñu bëri ñoo xam ne ni tey la ñuy doog a découvrir am na collectif des femmes d'affaires musulmanes du Sénégal yooyu yëpp defe naa am na solo moo tax li nga wax rek ay dëgg lu baax ak ñu baax am na ci réew mi te yàgg na ci réew mi te du fi jóg gis nga Sénégal gii ku bëgg a nëxal xelu nit ñi pour nit ñi bon la sëñ Sidi Mokhtar Mbacke waxoon rek yaa ngi moomay ànd dem ci bitti bon wallaahi. waaye kenn mënut a bonal réew mi parce que association yu mel nii ñi ngi fi mais tey opportunité bi nga leen may nii dina may Dieynaba Seydou Ba en tant que journaliste suba mu am envie def un documentaire pour un sujet ci ñoom mais bu ko xamul gone du jooy foofukaay bu musta gis déedéet akay dëgg ma ne ko akay dëgg donc il faut que ñii aussi ñu fesal leen Wallaahi, il faut ñu fesal leen ñu wane li ñuy def mais ñu bëri dañ jàpp ne rek yéen da ngeen di daje rek yóbbu nit ñi màkk et cetera donc action yi ngeen di def nag moom mooy gën a permettre nit ñi ku mel na man tey mu ñeme dem kër gis jabaram ne ko wala sëram yow ndax xam nga Cofamis et cetera demal bokk ca macha allah voilà moi je pense que loolu la beneen bi aussi finance islamique boobu ngeen di wax gis nga dimbalante nit kenn du ko dimbale pour muy suux déedéet ku am problème mu junni nga lebal ko junni ne ko ñetti junni ngay fay lebaloo ko junni da nga koo jox borom ñaari junni dëgg la de waaw junni rek la am problème nga jox ko junni ne ko fayal ñetti junni yow joxoo ko junni de da nga ko wékk borom ñaari wallaay jox junni ko borom ñaari junni wallaahi ñoom ñi nag wallaahi alaaj comme ni ko docteur waxee ñu ay jigéen ñoo xam ne ay jàmbaar la ay jigéen ñu tedd lañu yoo xam nga conférencier yi yaay seen Youssou Ndour tëggal nga leen ay dëgg la ku xewle woo la ñoom aja arab mi ñoo xam ne ñii ay jigéen ñoo xam ni waxuma sax dimbali l'islam bi ak jàppale nitu l'islam bi mais ñuy jigéen ñoo xam ne ñu taxaw seen réew la waaw ñu taxaw seen réew la di leen ñaaral seen mbootaay bi yàlla ci yàlla dugal loxoom amiin amiin waaye nag Yaar. jigéen rek war a ngeen ci dugal góor waaw man ndax bëgg naa ci bokk yem na ci jigéen ñi rek naa jënd Adja carte Mati Dieng moom femme d'affaires musulmane la déjà yow da ngay bokk par force am d'affaire damay bokk mais li ma gën a marqué ci ñoom mooy aram 2010 yaakaar naa la ñu xamante mais li ma gën a marqué ci ñoom mooy ñi nga xam ni ñoo nekk ci prison yi ñu ciy jàpp dafa bari lool Chaque année. lu tax mu visé foofu le man loolu jaaxal na ma et bëgg naa laaj tamit waaw ci prison yi waa Mati question boobu dina ma neex trop pour ma tontu ci parce que ñun boo gisee ñuy choisir prison yi defe naa bii mooy ñaareelu yoon ñu koy def ndax en 2012 defoon nañ ko mais boobu nag dañu demoon ci prison góor ñi bii yoon dañu choisir prison jigéen ñi parce que comme ni ko oustaz waxee sànq maa ngi koy suivre bëri na jigéen ñoo xam ne bi ñuy wax ci jigéen ndogal ak nattu rek moo leen yóbbu fi ñu nekk waa ndogalu yàlla moo leen fa yóbbu moo tax ren ñu choisir pour dem foofu saafoonteeg suñu mbokk jigéen ñi gisanteeg ñoom dalal seen xel ñaanal leen yàlla waxtaan ak ñoom macha allah waaw kaw loolu Pape Cheikh li docteur wax tam suñu complexe boobu bëgg nañ fa def comme ni ma wax orphelinat mais bëgg nañ fa def daara moderne pour suñu doom yi di fa jànge bëgg nañ fa def
juma projet complexe jam ñaaje boobu waaw bëgg nañ fa def daara moderne bëgg nañ fa def juma bëgg nañ fa def salle boo xam ni 800 places lay def nga xam ni tey bu ñuy am suñu ay réunion ak yooyu di ko fa def ak keneen beneen mbokku jullit bu ko bëgg ñu defee ko incha allah waaw ci loolu sax nag ñu ngi woo bailleurs yi nga xam ne ñooy jàppale jigéen ñi parce que COFAMIS ay jigéen ñu jàmbaar ñoo fa nekk yoo xam ne ku leen jàppale ñu dem waaw ñuy woo organisme ONG yi ak ñi nga xam ne ñoo am ponk ñu mën a jàppale jigéen pour ñu bàyyi xel waa COFAMIS ci kaw loolu COFAMIS li mu def bari na du xaj ci émission loolu tam ñu leen di ñaan yéen waa Futurs Médias dinañ ci gën a ñu mënee am émission bu gën a yaatu pour wallaay ñu gën a wax li COFAMIS ci loolu tam aussi ñu ngi am site internet ak numéro boo xam bi ne boo ci itam duggee jar naa waaw joxe. Waaw. COFAMIS Facebook tam boo tàppee COFAMIS di nga gis suñu programme tam ci voilà Facebook site internet bi www.cofamis.com .com d'accord numéro bi numéro téléphone waaw 77 502 89 62 502 89 62 89 waaw ak 77 609 57 09 d'accord waaw oui ñu pour laajte woo nañ numéro jigéen ñëpp COFAMIS, daal ah oui. taalal nañ loxo jigéen ñëpp joxaat ñu numéro bi yaay 77 502 89 62 voilà ak 77 609 57 09 ok ñu ngi lay gërëm bu baax ok jërëjëf Pape ngeen baal ma rek waaw ci weer bu màgg bi ma ci remercier waale suñu soxna muy appelu Laayeen bi nga xam ne mooy ñëw te ku ne xam na suñu diggante ñun ak soxna seen bu njoon ñaay di bàjjan laale lay maxtaar waaw yal na yàlla yokk ay leeram yaayu Thiaw Laay. waaw ñu ngi koy ziar bu baax ñun waa COFAMIS dañoo am cër bu rëy ndax ba moom suñu yaay la woon wallaay, léegi nag ñu ngi waajal appel bi incha allah le 9 la ñu war a dem foofu nga baal ma tam Pape Cheikh ma ziar bëgg fàllu yi waaw ndax weeru Serigne Fallou la ñu nekk waaw te ñun dañu am daayira bëgg fàllu boo xam ne ñu ngi waaj pour Kazu Rajab bi maa ngi ciy profité ci occasion bi di ziare bëgg fàllu yëpp te di leen ñaanal yàlla ñu dem màggali te ñëw ci jàmm amiin jërëjëf Pape ñaan naa trop ci jërëjëf Adja Aram Thiam ñu ngi lay gërëm bu baax collectif des femmes d'affaires musulmanes du Sénégal ñu ngi jëm nag Kazu Rajab boo ñu mënee won nataalu Serigne Fallou rek ñu barkeelu ci tuuti Adja ak tonton mag ca ginnaaw Serigne Fallou nag docteur oustaz Youssou Ndour waxal na ko lu rëy waaw Youssou wax na lu rëy ci Serigne Fallou defe naa bu subaa bu baax may wax doo ko déglu waaye suba dinaa def tout bu 9h jotee ma tegal leen ko ci RFM man dama ko teg guddi. waaw suba question moo ko fi andi nee na dafa am question suba dama ko bëgg a teg exclusivité comme ça ñu déglu ko ñu ngi ci weer bu am solo bu soobee yàlla suba 9h waaw visite bi incha allah suba waaw visite bi mu am benn xale bu ma indil waaw wax ma sax mu ñëw ci plateau bi waaw mais ñu tegal ma ko ne parce que dafa ma woo ni ma émission bi ngay def TFM muy émission bi siira waaw de su ma toogee ak samay xarit yi rek bu ñuy booy commencé ba ñuy déglu may dégluwaale nga dem ba convaincre ma ba ma bëgg ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ma bëgg a tuub dugg ci lislaam dafa bëgg a tuub day tuub dugg ci lislaam nañu ko indi waaye bu nee naa ko nag bu ñu ko indi ci plateau bi ñu teg ko bu ko neexee mën nañ ko tuubal fii oustaz parce que docteur voilà yaayam moo ko ñaan loolu waaw ne ko da ngay bëri ay mbokk waaw mais mën nga tuub dugg ci lislaam li tax ma wax loolu rek mooy télévision bi ba am na ko ma mës a woo direct tuub dugg ci lislaam loolu mooy léegi jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom te média la li yéen bi waxoon ne sir zamana que nit na nga dox sa jamono loolu nag ñaanal borom ki nga xam ni moo sajj télévision bi nga xam ni yaatal na émission diine yi ci télévision bi ba nit ñi am na ñoo xam dañ naan la yaa tax ma bëgg Seydina Mouhamed ñi naan la yaa tax sama cofeel ci yonent bi gën a yokk yaa tax ma comprendre mag ñi gën leen a bëgg kon ñu ngi ñaan daal groupe Futurs Médias njëriñ li nga amal réew mi moo tax bi ñu tàmbalee allo oustaz ba tey wallahi téléphone bi day explosé ajjuma yi ca 7h ba tey nit ñaa ngi wootee fu ne ndax li ñuy laajte ci suñu bopp yi moo bëri te duñu xam réponse yi docteur xam-xam teggin. waaw jëla ko kon tontam ak waaw le temps ñuy may docteur di ay yaay dem na ñu ngi jégalu bu baax parce que ñoom ñoo prioritaire. waaw mais xam-xam teggin. wallaahi parce que xam-xam teggin dàqu fee jàng. waaw waaye dafa am teggin. te ku am xam-xam te ñàkk teggin. amut xam-xam daa xam. moo tax kenn du jëriñoo ci sa xam-xam sax boo ñàkkee teggin. da ngaa xam rek. waaw xam-xam mooy kii partagé. xam fexe ba keneen xam. waxoon naa ko fi keroog. macha allah te moom peut-être li ko nit di nawee. mooy teggin
ak yar gi ci moom oustaz. waaw parce que mooy teggin yi. mooy seen Youssou Ndour de. waaw xam nga teggin xam nga da nga koy wax souvent nit ñi duñ bàyyi xel. mais loolu la ñuy wax image ak comparaison. waaw parce que boo ne mooy seen Youssou Ndour da nga koy natt. moom du bëgg loolu. du bëgg loolu. mais ndax humilité bi nga ñu jàngal ñun. parce que loolu waaw xam nga. ñu jàngal ñun. loolu mooy xam nga li nga def nii mooy ironie figure de style la boo mokkal. mooy ironie mais li ma gën a ëppal importance sànq da ngay ñëw ci Baye Galas. waaw. sëñ Fallou. ñëpp naan Galas Baye Mbène. waaw. te boo xamoon luy Galas ci wolof rek da ngay gën a bëgg sëñ Fallou. luy Galas. ah luy Galas. gis nga boo toogee ni toogaayu fiix rek bàyyi sa yaram. da nga naan maa ngi ne Galas. kon ñoo ngi ne Galas kon voilà. waaw gis nga sëñ Fallou. macha allah. gis nga dafa exceptionnel. que li ngay wax borom xam-xam yi. nañuy wàcce seen bopp. macha allah nañuy tegginal ni ñuy waxee nit ñi. nañ ko yiwal. te ñun man ñi ma gën a intéressé mooy xale yi. li may wax ne bu ma génnee benn maire ne ma waaye professeur li ngay wax. damay xam ne defuma lu bëri. parce que moom dama koy delloo ci démb bi. mais xale bi nga xam ne man tey am na 14 15 16 ans. man su ma génnee mun a ma professeur man de baatu wolof yi daf ma intéressé. dina ma gën a encouragé parce que ñooñu ñooy cible bi. donc réew mi cible bi mooy ñi ko war a bàyyee ëllëg. parce que ñun réew mi abbu ñu ko ci suñuy maam. dañ koo àbb suñuy sët. suñuy maam dénku ñu ko de. dañ koo àbb ci suñuy sët. kon comme ñun suñuy sët lañ ko àbb. jéem a ba duñ góorgóorlu ba suñuy sët ñooy fekk. wallaay professeur. donc loolu nag lan la mooy image yu baax yi. ñi ngi naan appel bi ci biir appel bi nañuy def émission ba ñëpp xam maam Seydi mooy kan. ndax moom moo ne woon yéen murid yi de xam leen ne. yéen yi ñooy seen doomi ndey yéen a bokk ndey. lan la ci jublu woon. boo ne tijaan bi. nga ne murit bi da ngay dellu ci menn maam. loolu moo taxoon mag ñi indi kal diggante tijaan ak murit. diggante doomu nijaay ak doomu bàjjan. yooyu nag nañ ci bàyyi xel. nañ ci bàyyi xel. ayca donc ñuy ndokkeel suñu mbokk yëpp allo oustaz uli kooku. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah. waaw Pape Hann. waaw kooku. waaw man la Soxna Ndiaye fii Thiès. Soxna Ndiaye Thiès. Soxna Ndiaye Thiès Soxna Ndiaye. Thiès. waaw. waa kay Ndiaye naka waa Thiès. ñu ngi lay ziyaare. man Thiès laa juddoo Thiès laa Thiès ñu lay ñaanal yàlla yokk xam-xam bi rek. jërëjëf Ndiaye. ma am benn laaj bu ma la doon laaj. bisimilah. waaw ñun dañu amoon mbootaay. waaw. ñun ñoo moom suñu xaalis bopp ñun ñoo koy nit. waaw. wante dañuy yëkkati ku nekk loo soxla daal ñu jox la. waaw. léegi nag ñu ne la demal nga liggéey. loo ci teg sa bénéfice la yaa ko moom. ñu ni la. demal nga liggéey lu ci tegu bénéfice la yaa ko moom. waaw. boo liggéey ñu jël jox keneen. waaw. bénéfice ba nga fa indi bu dee 10 000 la. boo ci tegee 2000 wala dara yaa moom 2000 yi boo heure boo ko soxlaa ñu joxaat la ko. waaw ma doon laaj ndax loolu kii na am déet. loolu dara newu ci soxna loolu dimbali nitu lislaam la. ndax lebuloo leen waxu leen ko dañ lay lebal junni nga indi ñaari junni. mooy teg bor bi docteur bi wax léegi. mais bu ngeen ko lebalee junni bu indee ñaar téeméer ñeent téeméer ngeen ne ko ñeent téeméer yaa ko moom saa yoo ko soxlaa ñu jox la ko. loolu dimbalante la mooy li yàlla waxoon ni waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. na ngeen jàpp ci buumu yàlla bi mais bu leen tàqalikoo mooy dimbalante rek. mooy dimbali yàlla ne wa taawuna alal birri loolu mooy dimbalante ci mbaax. wal birru yaxmuru kulla barin muhbitin waaye wal xusnu yaxsha kulla xasnin sujjudi loolu lu baax la te it loolu dimbalante la ci seen biir. yal na yàlla jàppale leen si. yéen itam il faut Alaaji Pape Cheikh invité leen ngeen wane seen bopp yéen itam. waaw pour comme ni Adja Aram Thiam yaakaar na mbooleem jigéen ñi tey am nañ beneen yëg-yëg pour dimbalante ci seen biir. mbooloo ci seen biir jàppalante. loolu moo gën coow lee. waa kay deful ba soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax. Ndiaye jërëjëf. allo oustaz na keneen wax ak moom. salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax. tur bi naka la numéro kii laa soxla woon kii Samba professeur. Massamba Gueye ñu jox la ko ci suuf. waaw non léegi jël ko léegi jël xaaral ma bind gaaw. jàpp na bu di numéro la ku ma woo bu ma mënee ne waaw bu ma mënul a déet jël ci 633 45 33 77 633 45 33 numéro bi ba ma koy am daaw ma ko nëbb daaw ma génn télé
633 45 33. kon ku ma wooti jox ma sa numéro ma jox ko direct. jox ko direct man ku leen laaj sama numéro jox leen ko. bu ma jaratul may wax ay jël sama téléphone daa am bloqué. ku ma woo boo ma waxee lu ma naqari ma bloqué la. ak ci génn. ndeysaan. bloqué supprimé. ku neex bloqué supprimé. kon loolu mooy allo docteur. allo docteur dina la allo professeur dina la sonal tey. déjà mu ngi commencé sonné. defoon naa ko ci Ndoye Bane. allo docteur defoon naa ko boobu nañ ko yéen mënu leen ko. waaw mën nañ ko ñun duñu ay star mën nañ ko. ayca allo oustaz ak keneen. laataa ñu jàll ak Dieynaba Seydou Ba ci voyage bi mu ñuy amal dañuy yóbbu tey Guinée Conakry. maam bi fa foore. wallaay ñu ngi jéggalu téléphone bi moo saturé ñi bëgg wax ak oustaz ñoo bëri nanu ko benn bennal rek numéro téléphone yi bëri na gis ngeen noonu ñu affiché ko ci écran bi bu ngeen wootee bii bu jàllul ngeen woote ca beneen fii bu bitim réew allo oustaz Papa nag leen di déglu allo oustaz uyul kooku. salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum allo allo. allo. bismillah sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay jaawa. tur bi naka la. ça va bien merci. alhamdulilah. Lamine Ndiaye. Mouhamed Lamine waa kay Ndiaye tur bi fooy wootee. ñu ngi leen di ziar bu wér ci àjjuma bi. jërëjëf Ndiaye ñu ngi lay delloo ziar. di leen encouragé bu baax Pape Cheikh di ko encouragé ne ko. jërëjëf Ndiaye. émission bi ngay def émission bu am solo la. alhamdulilah jërëjëf Ndiaye. Oustaz man laaj bi ma bëggoon laaj rek mooy. bëgg démb dañoo toog suñu ay xarit. waaw ñuy waxtaan. ñuy wax ne waa Lonase. waaw. dañoo demoon ci benn jàkka. waaw may leen 3 millions. may leen 3 millions waaw. may leen 3 millions. waaw. pour ñu yeggali jàkka ji léegi nag ñun dañoon laaj na xaalis boobu war nañ ci mën a yeggali jàkka wala. maanaam da nga waroon a gëstu ba xam nga. fan la xaalis bi jógee. nitu Lonase bokkul ak xaalisu carte. da nga ni nitu Lonase ñoom nitu Lonase dañu nekk foofu di liggéey. ñoom mën nañoo dajale seen xaalis bu lew. ñun bërëbu liggéeyukaay bi dem may ko jàkka ji. loolu dara newu ci. bokkul ak nag xaalis boo xam bu fekkee nag xaalis boo xam xaalisu carte la. boobu loolu la yàlla xaraamal. inamal xamru wal maysiru wal ansaabu rijsun min amali sheytaan. yàlla nee na sàngara carte yooyu yëpp. mbiri seytaane la. sobe la fajtandiku na ngeen ko wattandiku. provenance bi fi xaalis bi jógee itam. waaw nag mais waroon nañoo gëstu nag. fi xaalis bi jógee. ba xam xaalis la boo xam ne waaye nag carte moom ci lislaam dafa xaraam. waaye nit ña fa nga xam ne dañ fay liggéey. ay jullit lañu ay doomu jullit lañu. di daan seen doole ñoom nañuy amee nañu leen di fayee. yaakaar naa fayee wuñu leen. ci xaalis boo xam ne xaalis bu lewul la. xaalis bu lewul loolu defe naa leer na Lamine ñu ngi lay gërëm bu baax. wéy leen jërëjëf Mouhamed Lamine woote ci allo oustaz ci kaw ak ci suuf fu ngeen wootee ñu jàllale seen laaj fi nekk ay minutes dinaa leen mosal tuuti ci li nga xam ne ni moom la Youssou Ndour jagleel Serigne Fallou. waaye woy wi yëpp suba laa koy teg bu soobee yàlla bu 9h jotee ci RFM comme ça ngeen mën ko déglu mën ko def rek waajtaayu màggalu Kazu Rajab xam nga ñun ñëpp am nañu wasila waaye yàlla dogal nañu xoli taale bi boo ibbi rek di nga ca fekk galas bàyyi mbenn valoo bu sa jax réew ba càmmiñal ma soxna may Mbàkke waaw sama sëriñ boobu le maa ngi koy nuyu macha allah sëriñ Galas Kalsum mu sëriñ Baara mu sëriñ Fallou sëriñ Abdou Karim Mbàkke mu sëriñ Fallilu macha allah dañ maa sopp ngir Seydina wallaahi sallallahu alayhi wa sallam wallaahi kon ñoom ñu ngi leen di ndokkeel bu baax Dieynaba Seydou Ba léegi yow la ñuy àndal ci tukki bi ay sa ñu dem yóbbu Guinée la ñuy dem man daal leen daal xam naa ko avant may dem ci rubrique bi dinaa gën a dem yeesal sama njàng ci wàllum diine ci wàllum xam-xam ndaxte par vendredi damay bëgg di participer oustaz Pape waaw lu mu wax rek ma ñu pelloo ma nag moom bu waxee rek jox ma mënta voilà pourtant bokk na ci ñi ma jàngal de Pape Anne macha allah macha allah bi ñu may xamante ci daayira laa ko xamee waaw muy ku bëgg yonent bi di fonk daayira ba pare sama soxna xaritam la macha allah xaritam la yaay Mariam Seli waay ay ca yaay Mariam Seli muy Dieynaba di nit ku baax macha allah macha allah laa ko mos a xamee macha allah dégg yàlla barkeel koom la jërëjëf kon mbokk yi di leen dalal ak jàmm musóor bi dafa gàtt
dafa rafet lool. dëgg professeur kon tey Guinée-Bissau la ñu demoon bi passé. Guinée-Bissau bi ñu demee Guinée-Bissau la cay toftalu. ala kulli ali Guinée-Conakry lay doon. Guinée Conakry nag laata kon ñu ci rek daal di xuus boo leen xoolee bu baax image yi ñuy gis mooy image yu Guinée Bissau Guinée Conakry du moins Guinée Conakry nag République de Guinée la ñu koy rek daal di wax waaye dañuy wax itamit Guinée Conakry ndaxte capitalam moo koy rek différencier ak Guinée Bissau ak Guinée équatoriale. nekk na dëkk bu nekk ci Afrique sowu jant mi ngi am indépendance am le 2 octobre 1958. bu ñu xoolee bu baax zone géographique bu Guinée Conakry mën nañu jàpp ne ci 4 zones lañu ko daal di faram-fàcce ci zone côtière bi maanaam basse Guinée wala Guinée maritime ñu ngi koy woowee itamit Kakandé noonu lañu koy woowee. am na itamit zone montagneuse foofu nga xamante ni ay montagnes ñoom ñoo ca gën a bari foofee moom mooy moyenne Guinée foofu la ñuy wax Fouta Djallon loolu nag incha allah ci vendredi bi di ñëw dinañ ci rek daal di dellu si Guinée itamit dafa am fi ñuy woowee zone savane du nord foofu la ñuy woowee haute Guinée Guinée itamit bu ñu fa waxee dinañu wax zone forêt loolu nag ci soow bi la nekk non ci bët Saloum bi la daal di nekk foofu nag moom mooy Guinée forestière waaye lu gën a fës ci Guinée Bissau mooy Guinée Conakry moom mooy dëkk bi dafa bëri loolu ay ndox dafa bëri ndox nekk na dëkku ndox la lu toll ci 1300 cours d'eau la ñu daal di nemmeeku ci Guinée Bissau ci Guinée Conakry waaw man lan moo ma dal ak Guinée Bissau xel mi fatu rek waaw xel mi fatu waaw Guinée Conakry kon 1300 cours d'eau moom moo fa nekk loolu sax tax na dañ ko woowee le château d'eau Guinée Conakry waaw ñu sa gën a bari nag ci ñi dëkk askan wi nekk ci Guinée Bissau 75% ña fa nekk kon ci wàllu agriculture la ñu rek daal di dund ndax richesse bi nga xamante ni moom moo fa nekk ci wàllum mbay. ay xeetu lekk ci mel ni café ananas pêche ay mangue di mango agrumes ay orange banane pomme de terre tomate concombre poivron ak yeneen loolu yëpp Guinée Conakry lañu ko daal di lañu koy daal di bayee Guinée Conakry dem nañ bay léegi raisin ak fraise waaw dañuy bay léegi raisin ak fraise suuf saa baax waaw suuf saa baax seen suuf a baax ñoom seen suuf a baax loolu nag moom moo tax ñu bëri dañoo comprendre lan moo tax Guinée Conakry nekkul dëkk bi nga xamante ni c'est un pays développé parce que sur le plan purement touristique nekk na dëkk bu ñu mën a découvrir ci lu bari rawatina ay cours d'eau ak yenn montagne yu fa daal di am verdure bu macha allah moom moo fa daal di am mais Guinée Bissau Guinée Conakry nekk na dëkk bi nga xamante ni maanaam développé wul ci wàllum am voilà développé wul ci wàllum am français nag moom mooy seen langue officielle foofee ca Guinée Conakry waaw comme Sénégal waaye nag am na ay dialectes yu ñuy rek daal di làkk parce que boo génnee Conakry daanaka ci yeneen région yi susu la ñu fay rek daal di wax ci côte bi pël bi ñu ngi koy làkk ca Fouta Djallon malinké itamit ñu ngi ko fay rek daal di wax waaye tey nag dañuy bàyyi xel ci Guinée maritime wala basse Guinée kon basse Guinée nag moom moo nekk ci wetu Fouta Djallon waaye la fa gën a fees moom mooy susu ya fa rek daal di nekk am na ay groupe yu bëri yu nekk foofee ca Basse Guinée du ci mel ni du ñu ne Joola mais ay Yoola lañu rek ay Yoola lañu rek daal di tudd nalu yi ñi ngi fa ak Baga tey nag dañuy bàyyi xel bu baax a baax ci waa Baga ma bëgg waa régie indil ñu li nga xamante ni moom mooy seen fecc juste le temps de comprendre un peu lan la ñu nar a waxtaanee ci ñi nga xamante ni ñooy waa Baga. D'accord.
ñoom ñooy ay baga. ñoom ay baga la d'accord. en fait Bagatey loolu moom mooy nom d'origine bi Bagatey. kon voilà Bagatey pays Baga mi ngi nekk ci wetu ville bi di Boké Bofa ak Kamsar ca Basse Guinée. kon nag Baga yi ñoom ñi ngi dëkk itamit ci île yi nekk ci wetu Conakry. ñoom sax d'ailleurs ñoom ñoo fa njëkk daal di dëkk am na sax ñu bëri ñuy wax ne turu Conakry mi ngi jógee kon ca ci Baga ci turu Baga. Baga nag boo xoolee bu baax image yi ñuy wane Pape Cheikh gis nga benn genre statue bu rekk daal di taxaw di fecc autour. lu ko waral moom mooy ñoom seen ay maam. dañoo fonkoon loolu lu jëm ci wàllu masque. ñoom sax daanaka masque yi ñoom ñoo nekkoon seen yàlla su nekkee mun naa ko waxee loolu ñu ngi ko doon woowee ci ñoom seen dialecte ci làkk yi moom mooy kanu xoolal bu baax li nga xamante ni moom mooy masque yi nga xamante moom lañ doon jaamu ci temps ancestral te ba léegi sax daanaka l'islam ñëw na christianisme ñëw na mais ba léegi bokk nañu ci li nga xamante ñu ngi koy gën a mën a fësal ci seen cosaan ak aada. am na benn bu tuddoon Ninki Nanka. boobu yaa ngi ko doon dégg. Ninki Nanka voilà boobu nag esprit la nga xamante ni dañoo jàppoon ne moom moo doon faj moom tamit moom moo doon lijjanti lépp lu jëm ci wàllum fertilité. mu nekk ci ku góor ki ak ku jigéen ki. am nañ tamit benn bu tudd Nimba. Nimba nag moom moo nekkoon yaayu ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon bëgg am doom. déesse de la fécondité comme ni ko professeur waxee. déesse de la Nimba. d'accord moom moo nekkoon parce que ñoom bu nekkoon par exemple dañoo def seen culture ba mu naat ba ñu war a ba ñu bay bi neex. dafa am kenn koo xamante ni moom mooy sol masque bi. léegi village bi ñëpp dañuy ñëw di fecc autour. loolu dafa doon symboliser ne que suuf si ci wàllu boppam. fertile na ndaxte suuf bu baax mooy mën a jur li nga xamante ni mun nañ koo rek daal di consommer. kon kii ñu doon woowee mère universelle moom moo doon rek daal di protéger jigéen ñi nga xamante ni dañoo daal di wan lor. ak itamit dimbali jigéen ñi nga xamante ni ñoom itamit dañoo mënul woon am doom. kon ñoom si loolu la ñu doon yëngu seen waa Baga itamit góor moom moo fa am dogal waaye jigéen itamit bokk na bu baax a baax si ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore société boobu. Très bien voilà je pense que voyage bi am na solo lu ñu xamul woon grâce ak yow ñu xam ko te doo noppi ak ñun ci Guinée Conakry parce que. wax ci li am ci dëkk boobu mu xajul ci benn. xajul ci benn àjjuma loolu moom moo tax incha allahu rabbi bii di ñëw dañuy waxtaanee ci Fouta Djallon parce que bu ñu nee Fouta Djallon ñu seen xel ba bari ci pël Fouta yi kon bu soobee borom bi nañ ci waxtaan bu baax indi leen seen ay culture wax leen li ngeen xamante ni daanaka xam ngeen ko waaye mooy loolu dinañ ci indi daal li nga xamante ni incha allah. jërëjëf Dieynaba Seydou Ba Adjaratou Mati Dieng ci plan yu baax yi nga gisati indeeti ñu gisati mën cee profito Pape Cheikh mën cee jëfandikoo waaye ci ak prix yoo xam ne prix yu abordable lay doon comme ni ñu koy faral di waxee mbir mi du table waaye dañ leen di indil yoo xam ne que ni macha allah boo ko gisee yaakaaroon que ni maanaam amu fi wala mënuñu ko am wala tant que demoo ci yenn bërëb yi doo ko am moo tax tey xam nga léegi xale yi dafa am lu ñu xewal mu di PC bi nag mooy tissu conteneur yi léegi dafa bari ñoo xam ne sax dañ ciy jëfandikoo lu bari du sax tissu conteneur gars yi léegi dañuy dem ñu peese au lieu que ñu dem ñu métrage dañuy dem ñu peese bu ñu peesee 1 kilo bi mën nga ci am ñetti yére u rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy tailleur yi nga xam dañuy faral di ñëw waaw te da nga koy bokk mati tey mën nañoo dem ca peese ba mati teg 500 ma teg 500 ñu peese ñu ku nekk am ku nekk sol waaw xam nga loolu bon plan la ak drap yi nga xam ne que ni léegi ku ne xam ne ni ak serviette yi ak kilo xanaa nga am piisu kër loo xottiloo ko waaw léegi nag dañuy dem xool yi ñi nga xam ne ñoom lañ fekki woon ca barab ba nga xam ne fa lañ demoon dellusiwaat ak yéen tonton mag ndax prix bi yomb na xanaa yomb na seeru de waaw par lan la ñuy jaay par mètre par kilo wala par parce que dégg naa fii moom dañuy peese waaw yow itam ñu fekk la ci bitig bi da nga ñëwoon pour xool si wala nga ñëwoon pour jënd si waaw dama ñëwoon nag pour xool si parce que comme dañu jublu ni màggalu Kazu Rajab bi moo tax may xoolal ay yenn drap yi nga xam ne moom laa war a jëndal soxna si ak yeneen bagage yi nga xam ne mooy loolu parce que boutique bi moom vraiment tissu lañu yoo xam ne tey boo ku fi romb rek boo xoolee tissu da nga xam ne yi moom tissu yu rafet la daal moo tax
waaw njëg gi ndax yomb na parce que xam nga bu ñu nee conteneur les conteneurs yi dañuy indi li nga xam ne moom moo di tissu yi mais indi ay tissu yoo xam ne que ni tamit Sénégalais dafa mel dañ koy consommer est-ce que njëg gi yomb na. waaye njëg gi waaw yomb na moo tax ma ñëw fi parce que fan yii laa fi jaaroon demande prix gars yi wax ma prix bu yomb moo tax tey ma ñëw fii nii di waxaale nii pour gars yi nag def ci xéwal daal. lii tissu fauteuil la nga ne. fauteuil la waaw. kon maanaam du nit ñi rek ngeen di jaay mais da ngeen di jaay tissu yi nga xam ne que ni dafay jëm ci li nga xam ne moo di wàllu fauteuil tapissier yi da ngeen liggéey ak ñoom. waaw damay liggéey ñoom xam nga fa ñuy defaral leen limite comme léegi importe bi léegi dëgëratul léegi ñu obligé di leen di tissu comme ça ñi defar fii ay fauteuil yu dëgër daal xam ne boo ci toogee daal du fëkk say doom mën nañ ci petit ba sonn ah fauteuil bi du fëkk mais léegi importe bi léegi boo ko indee léegi da ngay toog ñaari yoon affaire bi fëkk moo tax daal ñi jublu ci daal. ndax njëg gi yomb na. non yomb na trop. ndax conteneur bi indi ko jafe na. non waa léegi daal président daal jàpp na ci léegi ba nga xam ne daal vraiment affaire yi léegi yomb nañu ko daal. yow lan nga wut si woon ci boutique bi. man damaa ñëwoon tànn si draay ak coton yi ndax Touba moom day tàng pour waajal màggal gi daal. bi fan la toll fi ñu toll nii. bon ça dépend am na kilo 4000 am na 7000 ba 6000 lépp am na kenn waaye ku ñëw daal man nga am li nga bëgg ndax fii moom macha allah tissu daal lépp am na boo ñëwee daal loo bëgg am na 3000 am na 4000 am na 6000 kilo daal loo bëgg daal am na. maa ngi koy doog a gis et je viens de comprendre que comme docteur lu mu wax ci suuf nii même am na ay yeneen dëkk yoo xamante ni ñoom xewal nañu ko. mais léegi dafa xew sax Pape Cheikh. mais lii moo gën a économique je pense. surtout sax xamul rek. lii daal ndimbalal njaboot la. waaw lii moom yëguma ko woon. yow Mati waaye danaa peese. dëgg la de vas-y Mati. booy dem dama ca Pikine. peese dem leb ko dagg ko nag leb ko rafet. ba mu kii. waaw nga passé mais tissu yu bari yoo xam ne léegi xale góor yi sax ñoo ngi koy sol comme yi ñuy xewal toyubo yi xaw ma ndax nangu ñu ko tuddee léegi da ngay gis dañ koy peese bu ñu ko peesee tailleur yi dañuy dem passé waat ba mu rafet jarul fóot jarul dara parce que bu ñu koy indi dañ koy indi ak ni nga xam ne comme noonu lañ ko indee léegi nii bu ko defee ñu ñëw ba mu jekk daal di jaay comme tissu yu cher yi nga xam ne moom ngay gis ci yenn boutique yi comme genre bi xam nga lii kilo bi ñu ne la 2000 francs xam nga lii mag jeene ba mën nañ ci ñëw lii ñaaxanaa lii bër la non lii kilo la kilo lii est-ce que mat na kilo mais wóor ma ndax mën na kilo parce que matul kilo waaye déjà lii rek dafa bëri quoi. leer na ma ne man ak jeene ba mën nañ ci sol. d'accord leer na ma ne man ak jeene ba mën nañ ci sol. d'accord man mën naa ci am waaw te ak mën na ci am. c'est très joli. mais c'est intéressant. c'est intéressant Pape Cheikh ba pare du tissu yi rek la ñuy indi même li nga xam ne sax waaye tapissier yi dañ koy faral di jëfandikoo. muy tissu yi nga xam ne moom la ñuy ñëwee fauteuil yeeg yëpp dañ koy jaay léegi mu mel ni conteneur yi kon Pape Cheikh du rek dañuy indi yoo xam ne que askan wi duñ fi am soxla mais léegi dañuy indi yoo xam ne que ni macha allah te prix yi dafay abordable ndax ku nekk xam na ni fi ñu toll ni poche diisatul poche yi dañoo oyof jamono dafa naqari comme dafa naqari rek ñu ànd ak ñoom ci li nga xam ne rek moom moo di li ci conteneur yi voilà bu jamono naqaree Adjaratou Mati Dieng moo ngi fi àjjuma bu jot di leen wax fi ngeen mën a jaar pour mën a am yu baax yoo xam ne ni mën na leen a jëriñ ba noppi itam seerul benn yoon voilà mën ngeen amaat ndimbal njaboot la kay Mati ndimbal njaboot jërëjëf mën ngeen ko amaat ci YouTube bi /TFM ñu recevoir Betty Pouy Madior moom nag lépp lu jëm ci muraay ak ñoom seen moo ci gindi sunu jigéen yi ci plateau bi ak jigéen yi nga xamee ni ñuy xëy fajar gi di àndandoo ak ñun tey nag da ngaa soppi ñoo xamee ni ñaare man dama foogoon ni mënuñu leen a soppi. xàmmeetoo leen baadu waaw da nga di sama journaliste yi nga xamee ni muraay yaa ngi leen jàpp ba dee. dëgg la Baye Cheikh neex ñoo xam ne sax Aïssatou Paye Fall sax man keneen laa ko jaawale Baye Cheikh ma leen di nuyu bu baax ñu ngi lay fay di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñoom itam di nuyu Adja Mati Adja Dieynaba ak professeur ak yaa oustaz Pape Anne ma nuyuwaat leen nag tey nag ma dalal ki nga xamante ne moom mooy Sophie di styliste en femme voilée tey nag mu ñëw andil ñu li nga xamante ne moom mooy ay voile façon yu bëri nag gis nga plateau bi tey ni mu yanjee ak ñi ma àndal ñoom Aïssatou Paye ñoom ci nga xamante ni Aïssatou Paye Fall la ñoom Aminata ñoom ñëpp ma ànd ak ñoom tey ma dalal ki nga xam ne mooy Sophie nag xammee ma leen woon dëgg la ça te va Yacine ak Yacine moom itam Yacine maquilleuse kii Yacine mi sama rakk ji dëgg la Nafissatou Sylla mi ngi sa ginnaaw moo sol lu bleu li Nafissatou Sylla ak Fatou Bintou Conté moom itam
ah macha allah Nafisat Silla la moo taxaw ci ginnaaw. Baye Cheikh tey ñoom laa andi tey. yow xam nga woon Fatou Bintou Konté yow dañuy dégg sa baat rek ngay def ay reportage yu baax. kon kii mooy Fatou Bintou Konté pour ñu ko xamul je sais que ñi seetaan ñu naan kon kii mooy Fatou Bintou Konté d'accord. na fi defal nii sa kanam bi tuuti. Nafi moom day muuru moom tout le temps. voilà moom muuraay bi bettuñu. mais Fatou Bintou des fois du muuru de safurla. ay surtout Faye Fall alors Betty tey nga invité styliste bi nga xam ne nii day yëngu bu baax ci wàllu muuraayu jigéen. kii moom mooy Sophie Diallo nag. Sophie Diallo borom hijab chic. ma dalal ko nuyu ko Sophie Aïcha. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi nuyu waa plateau bi yëpp. leen ziar di kontaan ci invitation bi aussi. très bien di nuyu ñi may seetaan. ñu bàyyi la nga wax ñu sa liggéey ni mu demee lan moo tax nga bëgg a dugg ci mode boo xamante ni pour ñi muuru la. ba nga tuddee ko hijab chic c'est ça. hijab chic lu tax. waaw xam nga ñun daanaka dañu rafle woon bërëb yu ñuy mën di defaroo. da doon jafe des fois. des fois da ngay voilé bu am cérémonie ngay muuru pour nga am ku la defar selon ni nga bëggee dafay jafe. looloo tax nag ñu am idée bi. commencé di si liggéey ñu ngi ciy bëgg a yàgg. parce que déjà man maa ngi muuru depuis ma nekk xale. yàgg naa ça fait 17 ans maintenant. d'accord kon yàgg naa si léegi nag ma dem ba idée bi dikkal ma ne pourquoi pas ñun ñu am suñu yëfu bopp. suñu xewlee ku mel ne ñun defaral ñu loo xam ne mooy dal suñu xel daal. parce que jamono bi ngay muuru boo amaan xew peut-être wala nga war a génn doo xam nooy defaroo wala doo am foo dem pour defaru loolu moo la poussé. ba nga def hijab chic bi. dëgg la parce que ay jamono jafe woon na quand même pour nga gis ku la defar wala des fois da ngay dem ci salon ñu defar dañ lay defaree du la neex. waaw du la neex du rek àddina wee trop. mi ngi noonu day xumb affaire yooyu. léegi nag day bal masqué c'est bien ça. day xumb daal te xam nga hijab aussi dafa am lu mu àndal dafa ànd ak sobriété. simplicité affaire yooyu. surtout looloo tax daal ñu nekk si macha allah. d'accord yow yaay muural nit ñi sa bopp. waaw maay defar. muuraay dafa am règlement. waaw dafa am règlement parce que gis naa ci yu weng gis naa ci yu dëpp gis naa ci yu defee nii je vois que maintenant am na plusieurs modèles. ci muuraay bi ngeen di muuru. looy jàng la looy mën la looy def rek ci noo ko bëggee la nu muy demee. am na ay règles quand même parce que tamit comme ni ñu ko waxee col bi warul ndaw yenn ndaw yi bu ndawee yenn ndaw yi mën na am say cër yu feeñ. d'accord te jigéen xaru kanam lañ la may lii ak tànk. leneen lu feeñ lu nekk awra la moo tax col bi dafa war a jot. ba nga xam ne dina la mën a couvrir intégralement. d'accord du coup voile bi aussi man inspiration bi daf may ñëw jànguma ko fenn. inspiration bi day ñëw. quand même j'ai pris des cours de make-up parce que marié yi may defar affaire yooyu. et aussi tam voile bu nekk ak fi muy dem. par exemple kii dama ko muur style marié laa ko solal. mooy bu weex bi. waaw marié laa ko def. par exemple Betty ni mu muuroo. mën na dem pour petite sortie par exemple ngay génn bu ngay dem bureau par exemple mën nga muuroo ni mën nga def ni Betty def booy dem xew aussi par exemple ngay dem tey benn ngénte wala ngay dem benn mariage mën nga muuroo ni de même que Aïssatou ni mu muuroo mën na dem cérémonie mën na dem bureau wala ngay doxantu sa doxantu bu sew de même que Fat Bintou soxna Nafissatou ak Nafi en tout cas jàpp na leen Fat Bintou nan ngay def booy liggéey si tout le temps ça du jël temps booy muuroo Pape Cheikh jégal micro bi tuuti waa ñu dégg la. su may xëy si du jël temps pour mu muuru carrément parce que man ça fait juste 1 an bi ma ci duggee. ça fait 1 an waaw ça fait juste 1 an mois de mars daaw laa toog xalaat xool ni daal li ma war la comme dama ko war a. lan moo la ci dugal alors que journaliste nga tout le temps yaa ngi ci terrain bi. d'habitude doo ñëpp doo bëgg lu la encombré. ça n'a rien à voir comme que suñu diine moo nu ko laaj rek. te mu nekk ci loo xam ne ci la ñuy mujj ñun jigéenu jullit yi. ci la ñuy mujj da nga muur sa bopp tôt ou tard. nga njëkkee ko mu nekk lu la noppal. man loolu moo di sama philosophie quoi. ma duggoon ci nag wax dëgg ca neex yàlla lu ma yàggoon bëgg la nag. tere ciwloo ko. déedéet te tey la ma gën a neex tey. au contraire damay jàpp ni sax dama ci yéex a dugg. macha allah waaw ma jàpp ni cheveux naturel bi ma naan jënd 400000. waaw tey bu ma ko jëndoon ay kaala tey macha allah kenn xam. du yegg sax 400000. déedéet Nafissatou yow yàgg na bi ngay muuru ak léegi comme li ma wax Fat Bintou rek c'est pas évident aussi nekk journaliste
journalistes nekk tout le temps ci terrain bi ak muuraay bi. des fois duñ leen étiqueté je sais pas. non ça dépend parce que moi ça fait 18 ans maa ngi dugg sama 19e année. 18 ans muy muuru donc c'est le journalisme qui fait avec quoi pas man may def avec parce que man su may xëy tàmm naa ko quoi. d'accord damay ñëw rek lëmës rek mu jàll. dégg nga foo nekk di defar ak a defaraat. non ça dépend parce que moi su may dem ay cérémonie. waaw de temps en temps ma voilé wu comme nii mais bon. comme ni mu la ko waxee rek il y a des voiles yoo xamante ne c'est pour le bureau. yoo xamante ne c'est pour aller au marché. mais yenn saa yi tamit il m'arrive parfois quand je suis débordée ma taraxlaayu noonu rek. rek mu ko noonu sànni. mais souvent li ñuy may chance mooy dañuy am cagoule yi souvent cagoule yi ñuy dugal ci biir. moo ñuy sauver donc quand tu mets ton kii boo solee cagoule bi rek da ngay jël sa voile rek nga taraxlaayu ça dépend wala nga épinglé ko ça dépend. mais c'est quelque chose de très facile. Franchement. Mais en tout cas on est très ravis de vous voir à l'antenne déjà seeni baat rek la ñuy dégg muy Nafissatou muy Fat Bintou tey ñoom ñaar ñu muuru grâce à Betty ak sama doomu baay bi nga ñu indil hijab chic am na ñuy seetaan peut-être bëgg nañ la wax naka la ñuy def pour am possibilité am ci sa voile yi mais sinon balaa nga ci tontu peut-être Aïssatou Paye Fall d'habitude maa ko ëpp karaw ça tout le monde le sait on la voit tous les mardis matin ci yeewu leen bi à travers yeewu culture naka la lay def muuraay bi loo yegg sa yaram Aïssatou. xaw na diis tuuti. micro bi dina diis kay. instant bi mënuma yëngal sama bopp xëy na li ma ko tàmbul moo tax voilà donc mais bon ñaan naa yàlla def ko. ku nekk def naa booy def day fekk mu nekk yëg-yëg ak gëm-gëm si yow. c'est très important. et il faut le faire. te def naa ne bu ma koy def day fekk mu nekk yëg-yëg dëgg si man. waaw maa ngi ñaan yàlla daal def ko. def comme ñoom. en attendant je suis boule à zéro. voilà en tout cas jàpp na la allez Betty ñu bàyyi la nga tëj laataa ngay ñëwaat ca kanam pour pàcc bi ñu jagleel ndaw ñi. waaw Baye Cheikh ma tëj waaye ma wax sama invité bi mu joxe numéro téléphone am ak page Facebook am. waaw je suis joignable au 77. 876. 23 82. ou au 70 368 80 71. D'accord. Je suis sur Facebook aussi, mon compte c'est Safietou Bint Abdoulaye. J'ai aussi une page Sophie Hijab Chic. D'accord. ayca ma koy jaajëfal moom itam Baye Cheikh bu baax waaye bu ca kanamee nag dinaa jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy sam papa Oustaz Pape Hann day wax jox ma rek man tam ma daal di wax daal di koy delloo nee naa la sam papa ji nga xam ne bu ne tey laa lay wax kan moom mooy rasulullah rek àdduna ñëpp di ko bàyyi xel borom Baye Cheikh xam nga moom yooyu lay wax xam nga sam papa moom noonu lay def moo ma jàngal ne ma ni bisum penc bu yàmma xiyaamee bàyyi day daw doom di daw bàyyi jëkkër di daw jabar waaye ki nga xam ne rasulullah bu yegsee rek aajo yëpp daal di faju yaakaari Cheikhul Khadim bi bu ñëwee aajo yëpp faju nee naa la Baye Cheikh moo ñu plaidel ba su tiitaange ga ba tax na maa ngi xaar bu ci kanamee rek ñu jàkkaarloo Baye Cheikh waaw. ma profité ci occasion bi nuyu sama yaay. di remercier aussi clientèle u Sophie Hijab Chic ñëpp. très bien Sophie di leen gërëm di leen sant ci confiance bi ñu am ci man. maa ngi nuyu sama famille en tout cas ñu ngi lay gërëm merci Betty ci ni nga ñëwoon a lekk. jërëjëf Baye Cheikh c'est des artistes ñu nga ñuy indil waaye ci bu sell bi. merci aussi d'avoir donné occasion téléspectateurs yi ñu gis Fat Bintou gis tey Nafissatou merci en tout cas ba ci kanam ak Yacine maquilleuse jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye da ngay installé wu pour revue de presse bi juste nous permettre Alfi nag rapidement mu tongal ñu li mu ñu indil tey balaa ñuy tëj partie bi la ca des Oustaz Pape Hann ngeen ci àndal ay cant lay doon bu leen fàtte itam ni am na koo xamee ne Oustaz Pape Hann dina ko tuubal léegi waaye duñu ko mën a wone pour raison yu bëri docteur Massamba Gueye yooyu defe naa am na solo donc ñu xool Sophia mi ñu àndal très rapidement Alfi indil ñu li mu ñu indil tey ci suba gi. comme ni ñu ko waxee ci suba ñu fas yéene defar benn pain hérisson boo xamante ne jote nañu defar sànq benn li koy composé rek Pape li ñu am ci plan de travail bi mooy fromage yi nga xamante ne dama am gruyère ci côté bi donc am bleu d'emmental bleu nu mu tudd fromage Roquefort boo xamante ne dama ko mélangé def ci tuuti crème fraîche pour mën a adoucir goût bi parce que Roquefort xam nañ ko ci maanaam goût boo xam ne dafa assez prononcé donc am naa fi tam sauce pesto mu nekk ay sauce yoo xam ne c'est fait à base de basilic muy ngun-ngun bi ñu fi am nga xam ne dañ ciy def huile d'olive ak yeneen xeetu lekk yoo xamante ne dafay baax ci sunu santé donc l'idée mooy ñu jël mburu bi maanaam dagg ko ay cube yoo xamante ne dafay nduroog hérisson ku ne xam na ne mooy signal bi am jam-jam yi donc kenn du ko rek kenn du ko rek waaw kenn du ko rek de Pape
donc toujours rubrique cuisine bi Pape ñu ci ànd ak les beurre Sofia nga xamante ni tout le temps dañuy accompagner ci cuisine bi enrichi en produits laitiers et riche en vitamine A et E donc pour ñu am plus de croustillant dañuy jël tam beurre Sofia bi Pape tartiner ko ci mburu bi dinaa la woon technique bi léegi ci kanam di ci ànd tamit ak micro four cuiseur Samsung bi nga xamante ne moom moo nekk ni ci la ñuy def mburu bi nee naa la mën na woyal soow mën na defar yaourt dafay saaf ay frites yoo xamante ne doo ci def dawlin bu bëri ba pare di togg ginaar yépp ci micro-ondes Samsung bi nga xamante ne Pape chaque jour dinañ ci andi détails yu bees donc dañu ubbee mburu bi nga xamante ne dañuy njëkk def ay maanaam ay dagg dagg yoo xamante ne dafay parallèle donc ñu jël sauce pesto bi tartiner ko maanaam def ko ci biir donc suñ ko defee ci biir pour yëpp am mën nañ ko jëkk étaler maanaam benn par benn donc suñu paree ñu jël fromage bi nga xamante ne dañ ci def crème fraîche donc def ko ci biir lii en général mën nay servir su fekkee dañuy def goûter anniversaire xale yi defaree leen ko nga xam ne su paree cube yi da ngay jël rek di déguster mën nañu changer tamit parfum yi def ci yeneen goût yoo xamante ne su fekkee doo lekk ay pesto wala doo lekk yenn xeetu fromage yi mën nga jël yeneen sauce tam def ko ci biir Pape donc après ñu jël fromage bi def ko ci biir daggaat ko beneen sens bi maanaam sens inverse bi pour mu mën ñu jox cube yi nga xamante ne moom la ñu annoncé léegi muy hérisson donc dañuy jël pesto bi tartiner ko ci biir ba nga xamante ne suñ ko daggee goût bu nekk dina dem ci ci partie triangle bu nekk donc ñu jël pesto bi def ko ci biir donc jël sauce bi nga xamante ne mooy sauce roquefort bi moom tamit def ci biir après ñu jël sunu fromage gruyère dugal ko ci biir maanaam dagg-dagg yi ñu am fii. li nga defar yëpp daal ngay dugal ci biir mburu bi. waaw ngay def ci biir kenn du wax dagg-dagg dog yi. ci dog yi waaw ci dogu mburu bi donc ci biir dog yi. donc après nag ñu dugal ko ci four bi Pape parce que soo nee fromage da nga ko war a may tuuti temps pour mu mën a seey mu mën a fondre. oui mais Alfie li ngay defar nii dafa sandwich. waaw dafa sandwich Pape mooy comme ni ma la wax xam nga mburu moom fu mu dem rek da ngay sa xel dafay dem ci sandwich. li de mooy c'est comme sama xarit bi ma demoon seeti bu may jaay maanaam ñu taxaw ci bopp koñ bi bu may gunge rakk di génn. ne ko bàyyi dem ba kaay reer mu ne ma waaye mère bi de chaque jour sauce lay togg na ko mu sandi sol ma ko xale bi na ko du sauce de sombi la fekk mu ngi may jaay affaire mère bi dafa lakkale chaque jour sauce ne ko mu sandi sol ma ko xale bi na ko du sauce de sombi la mais Pape Cheikh ci bàyyi dem ba kaay reer rek. waaw dëgg la comme nuñ koy liiwee Pape gis nga boo paree dagg ba pare après dañ koy dagg ci beneen sens donc lii de mooy nga am ay cube yoo xamante ne su mburu bi génnee ci four bi rek da ngay yëkkati benn rek déguster ko lii de mooy nga am ñam yi nekk ci biir yëpp maanaam fromage bi sauce pesto bi nga déguster ko teg sa benn taasu café wala sa thé ci côté bi mais juste di ko kurumtu par waaw juste rappeler rek Pape di la laaj ndax mburu bi nduruwul ak Mouhamed Ndiaye dafay nduruwul Mouhamed Ndiaye taxawal tontu ko. mais mburu mi teint clair la yor. kon moom la gën a Ricardo oui. merci beaucoup Alfie je rappelle que recette bi mën ngeen ko amaat ci suñu site internet www.igfm.sn wala sax ci YouTube bi /TFM le temps nga koy dugal da nga koy dugal ci four bi c'est ça. waaw dama koy dugal ci four bi pour mu gën a ñor ci waaw njëgu 5 minutes rek fromage bi seey yëpp ñu mën ko déguster en plus. d'accord ayca balaa ñuy déguster ñu bàyyi leen ak Mamadou Mouhamed Ndiaye pour revue de presse bi Mahmoud na nga doxalee. Pape maa ngi nii rek mbaa yaa ngi ci jàmm rek sant bu baax a baax nag suñu wax ñun ñaar du bëri de. non mënut a bëri. waaw suñu bàyyi bu toogee suñu sëriñ toog defe naa dañuy yem rek. ak suñu jigéen. ak suñu jigéen yi sax ñii ñoom garaawul moom ñii ñoom c'est bon rek ngay dégg. waxuma suñuy jigéen de suñu jigéen. ah suñu jigéen. kat jee dama. nga déedéet. ajaratu mati. d'accord. nag ma ciy génn. ah ndax bokkoon nga ci. yow la ñuy déglu. ay jàppam ñu dem. jërë ngeen jëf. nañu door ak observateur mi dikk ak ñun ci daanaka loo xamante ne ji journaux yi dikk nañ ci mu di. Abdoulaye Baldé mi bëggoon a dem diwaanu Ziguinchor ndax benn naataango maire moo ko fa invité woon ñu waroon a waxtaan ci lu aju ci blocus transgambien bi ak yan pexe la ñu mën a def ba dindi ko Abdoulaye Baldé mujjut a dugg biir Gambie sabab li moo di waa direction police frontière ak air ñoom ñoo ko tere muy moom Abdoulaye Baldé di délégation ngir ñu dugg Baldé nag mi ngi leeral ci l'observateur ne demam foofee ca Gambie umpuloon président Macky Sall ndax waxoon na ko ba boole kook sax lettre invitation bi li tax ñu téye ko Baldé ne loolee mooy li ko jaaxal populaire moom it xëy ci dellu siwaat mu di Abdoulaye Baldé
dañu ko refoulé ca frontière bu Sénégal police bu Sénégal ba foofee moo def lu ne mel Balde di leeral ne waxoon na te ak président maanaam yëgaloon na ko te président yëgoon na ne dafay dem foofee ca Gambie nee na nag li nga xam ne am na Abdoulaye Balde ne ñaawlu na parce que dëppwul ak démocratie te it rafetul ci darub Sénégal loolee daal la bëgg mu leer la Sénégal xëy dikk leeral nan la Yaya Jammeh jàppee Sénégal nan la leen di xoolee journal bi nañu Jammeh dëkk na Sénégal ndax blocus transgambien bi kenn déggu ko mu wax ci mais keroog wax na ci déclaration boo xam ne def na ko di xam le ne ki nga xam ne mooy Abdou Diouf bi mu fi nekkee tëj na frontière bi ñaari at Abdoulaye Wade ñëw moom tëj na frontière bi juróomi at bi Macky Sall falool Jammeh ci li mu wax moo di moo ko ne bis boo ko defee dinaa riposter dinaa fayu du ma xaar sax ay 5 minutes comme Macky Sall def na ko nag day fayu dem na sax bay tuumaal Macky Sall ne li tax mu tëj frontière bi du ay pexe boppam waaye waa France ñoo ko sant ne ko boo tëjee frontière bi waa Gambie dinañu sonn loolu lépp Jammeh wax na ko ci laas ak yeneen i déclaration Sud du Quotidien xëy ak ñun ci Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne ji dafa tekki woon ndombal tànk benn ci ndombay tànk Aïda Mbodj mu di njiital conseil départemental bu Bambey yéenekaay bi nañu bukki ba màttoon Aïda Mbodj am na ñeneen ñu mu màtt toll nañ sax ci juróom benn ñoo xam ne wàllu cumul de mandat daf leen a dab ba tax lenn ci ay ndomba yu ñu amoon ñu daal leen koy tekkil ci Grand Place Abdoulaye Diouf Sarr ma nga fay leeral ana fan la jógi ba tax kon mu destitué Aïda Mbodj ci gàttal ñi naan Abdoulaye Diouf Sarr dafa waroon a jox soxna si mise en demeure nee na ñooñu xamuñ li ñuy wax ndax yi fi yoon la yoon réglé woon na ko ba noppi kon mise en demeure amu ci yoon La Tribune ñëw ak ñun ci nguurug Sénégal gi jàdd yoon lan la bëgg a foofee nu ñuy xamal ne ñi nekk ci réew mi toll ci am carte d'identité ca mënuñoo am identité état bu Sénégal moo leen ko xañ ndax machine bi war a defar identité yi nee nañu moo paan léegi nag nguur gi soppi na sénégalais ay hors la loi Turbine moo ko wax cour répression enrichissement illicite direct info ma ngay laaj moom ak OFNAC fan la ñu fare li journal bi bëgg a wax mooy Ndonga Diaw mi fi newoon ni jamono njiital ARTP yëkkati ñetti téeméeri million jënd ci ay kër dafa bëgg OFNAC ak xëy yi jug li jënti fan la jëlee xaalis boobee ndax jamono ji muy jiite kon ARTP salaire am bu baree ba bari mënul weesu juróomi million fan la jëlee ñetti téeméeri million yu muy jëndee ay kër direct info mi ngi xëy di ko càmbar Bibo Bourgi moo xëy nekk ci xët mu njëkk Walfadjri mi ngi tëdd ci balancard bi feebaram la yéenekaay bi xëy di waxe ak ni ñu ko war a évacuer mu dem France faju ji fa journal bi nañu fi mu nekk ni pression bi bari na ci kaw Sénégal ni ñu bëri ñoo ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir bëgg daal ñu bàyyi Bibo Bourgi mu dem faju ji France bu weesoo organisation des Nations Unies am na ñeneen ñu bokk ci parlement européen yoo xamante ne ji loole la ñuy sàkku ci réewum Sénégal mooy nañu ko évacuer France mu dem faju foofee mbir a ngi Pape moo xam ne danañ ko waxtaane waat ce quotidien moo ci xëy dellu si mu di benn imam bu xaru ca Grand Dakar. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye revue de presse bi di ngeen ko amaat ci diggu bëccëg bi ci beneen jotaayu xibaar ci télévision Futurs Médias ci RFM replay bi ngeen am ko ci site internet bi fi la ñuy jaaree jeexal pàcc bile li ci des di ngeen ci ànd ak oustaz Pape Hann waaye docteur damaa diggoon mbokk yi nii laata may tëj dinaa leen tegal tuuti rek ci woyu Youssou Ndour bu bees bi mu jagleel ko Serigne Fallou li ci des nag incha allah ëllëg bu 9h jotee ci suba dinaa ko àggali tegal leen ko ngeen déglu ko ñu def ko waajtaayu Kazu Rajab alors album bi nag togg na ko def na ci ay woy yu am solo yoo xam ne ni boo ci dégg rek bëgg loolu def ñu ko tàmmal ay at a ngi bu ñu ko mënee déglu ñu mosal ci xarit yi laata ñuy tàggoo ba ji leen bàyyeek oustaz Papa nañu déglu tuuti rek extrait woy wi nga xam ne ni moom lañ jagleel Serigne Fall. mu ngoog loolu tuuti rek lañ ci doon mosal xarit yi suba exclusivité bi di ngeen ko am bu 9h pile jotee incha allah ci rajo Futurs Médias 94.0 docteur ñu ngi lay gërëm. waaw maa ngi lay gërëm bon di gërëm aussi Youssou Ndour parce que comme li may wax rek. comme woon da koo neex. te vraiment album bi aussi bu koy liggéey tout le temps dinañ ci jokkoo dinañ waxtaan. ndax Youssou Ndour kuy déglu nit la. kuy wax ak nit la. donc dama koy remercier ci loolu. di ko jaale aussi parce que magam dafa gaañu. muy boo ko gisee magu Cheikh Mbacke gisee di sama nijaay ci daara ma toogee ba léegi maa ngi koy nëbb wallaahi mais dafa nekkoon kenn ci man ndax moom sama frère yaay la donc démb la gaañu Cheikh Mbacke gisee ñëpp xam nañ nu mu demee woon ak Youssou Ndour nekkoon cameraman RTS donc magu kooku moo gaañu tey donc di ko yëgal di wax waa kër gi ñi ngi ñëw waaw liggéey yi dañ ko mënul bàyyi mais suñ mag aliku dëj bi kokki la sama kër maam layti ci jur sama yaay donc ci biir kër ga la daara donc sama nijaay Sidi ma nga fa donc ñëpp a nga fa ñu ngi koy jaale mbokk yëpp di ngeen ñaan yéen ñëpp ngeen ñaanal ko ndax suñu nijaay ju ñu yërëmoon la ku ñu bëggoon la ku ñu fonkoon la boo ko gisee ku julli na ko ñaanal incha allah incha allah mu ngoog kon jërëjëf docteur Massamba Gueye ba àjjuma incha allah Mati ñu ngi lay gërëm rendez-vous tey ci guddi RFM jooyu xol
incha allah jooy xool 23h 2h du matin yeggale nag lañ doon waxtaanee semaine bi weesu di takk suuf am ci yeneen pàcc yoo xam ne xëy na judduwaat na ci kon daañu ci waxtaanaat incha allah tey. di jaale bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di docteur Massamba buñ nee daara nag suñu xel jàpp ci kooku di Aly Ngouille Ndiaye moom itam ñu ko ciy bàyyi xel bu baax a baax. waaye ziar ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun nag Pape Cheikh ndax doo lay jën ndox waaye ñi ñuy jàppale ñoom itam dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax. ku ci mel ni madame Diop mi nga xam ne moo nekk ci wetu RFM couturière boobu la tey moo ñu habillé ñu koy sargal bu baax a baax numéro mu ngi ci 480 29 92 ñu ngi koy sargal bu baax a baax sargalit ñi nga xam ne ñoo jàpp ci coiffure bi di waa TMC Alioune Badara Mbaye wala Aïdara Mbaye foofu ca diwaanu Castor ñoo leen bàyyi xel baax a baax la coiffeuse Fat Bintou moom itam ñu koy nuyu bu baax a baax sargal ñëpp ñi ñu àndaloon ak sama mag ju baax ji Amadou Ndiaye chéri Astou Diop moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye ziar ki nga xam ne rek moo waral way wi di bàyyam bu màgg boobulee nga xam ne moo di Serigne Abo sama baay boobu nga xam ne ndeysaan ba ma tegee loxo ba tey teggiw ko kon maa ngi koy sargal bu baax a baax di waajal bu baax li nga xam ne rek moo di Kazu Rajab bi bàyyi incha allah jërëjëf Adjaratou Mati Dieng ba tey ci guddi ci rajo Futur Média merci Dieynaba Seydou Ba ci tukki bi tey waaw jaajëfal la bu baax a baax ci dalal bi ñuy dalal ajuma june fii ci yeewu leen man nag tey du ma tëj te du ma gërëm kon Mame Diarra Fall sànq maa ngi ñëw nga ne li ma sol dafa rafet waaw ma ne la Mame Diarra Fall moom moo fi jaar nekk Ouest Foire cité Ayel Mas xam nga rek gone moom bu loo ay loxoom c'était day mën a bokk ndap ak ki mag kon nag Mame Diarra di ko ñaanal loolu yàlla may ko kon loxo bu wër ba muy liggéey bu rafet gi mun ngeen ko jot nag ci 77 438 30 59 77 438 30 59 wala 70 865 32 42 di ko gërëm bu baax di nuyu tamit yaayam mi di Fatima John Touré ñu gën koo xamee ci turu Fatou Ba nekk sama bàjjen baayam itamit di Pa Fall ñu ngi koy nuyu waaye nag du ma tëj te du ma nuyu waa ma famille d'abord xam nga waaw ñooñ ñooy sama doole waaw ma famille d'abord ñoom ñëpp famille Diaw Ba Sow yéen ñëpp nag maa ngi leen di nuyu un gros coucou mais damay nag fóon sama maam du ma ko fàtte maam Mamadou Diaw nekk commerçant ca marché Gueule Tapée maa ngi leen nuyu di la jàlle nag bu baax tamit professeur merci suba nag incha allah 9h waaw ñun ñaari pelloo ci rajo bi bu 9h jotee incha allah docteur maa ngi bëgg a def nag loo xam ne ni xam naa diggaluloo ma ko sax mais dama ko bëgg a jox sama papa ak sama benn xarit El Hadj Kend mu ngi États-Unis dañuy laajte tout le temps li ngay sol ak modèle yi nga xam ne ni moom la ñu lay gisee ba ci style écharpe bu sew bi mais sàcc naa numéro ki nga xam ne ni moo di styliste bi mu ngi tudd Mamigna Mamigna nag styliste la nekk Blaise Senghor bu dee bëgg ngeen mu defaral leen ci tenue classique yi nga xam ne ni mën nga ko def mën nga ci dem ngénte mën nga ci dem bureau mën nga ci dem ci xeetu cérémonie yëpp mën na dugg fu ne moom la xale yi tuddee kiba wala voilà regardez moom la docteur Massamba sol moom lay sol itam fu mu toll mën ngeen woo Mamigna styliste nekk Blaise Senghor ci 77 521 74 23 77 521 74 23 oustaz bi kay kenn du ko fay bii ba pare xam nga fait à la main dafa rafet c'est dommage que amuñu temps pour commenter ci li ñu tuddee consommer local ndax li ci des nit ñaa ngi koy xaar muy Sirac oustaz Pape Anne oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax bàyyi làkk téléspectateurs yi ki ngay tuupal itam comme ñii seetaan duñu ko mën a gis waaye ñun bëgg nañu ko fekkee ci ginnaaw xool naka lay demee naka lañ koy tuubalee ku ci am teraanga rek nga jox ko ndax l'islam dafa ni bu nit jugee ci diineem beneen diine ñëw di dugg ci biir islam na ko nitu l'islam yépp teeru waaye nañu ko sagal waaye nañu ko teral ku am mbubb nga jox ko ku am xaalis nga jox ko loolu nag maa ngi koy ñaan soppay Sidina Mohamed yëpp léegi lay doon maa ngi ko war a tuddi nag Sidina Mohamed voilà kon nag ñu leen di gërëm bu baax di nuyu tamit oustaz Assane Seck moom mu ngi dëkk bu ñu naan Sédhiou mu ngi ànd ak ñoom Demba Ndaw ak équipe bu télévision Futur Média ci récital de Coran bu ñu amal ci dëkk boobu la ñu ngi koy ndokkeel Alfie merci ba lundi incha allah ba lundi incha allah Pape may yàkkal sama pain hérisson bi Ali Fashion mi nga xamante ne moom it bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul mi ngi ci 77 413 53 47 di nuyu waa marché Sam yëpp waa Guédiawaye ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi donc di la jaajëfal Pape bonne dégustation kon ba lundi incha allah mu ngoog ñi bëgg a déglu way Youssou Ndour bu bees bi suba di ngeen ko am ci RFM bu 9h jotee donc ñu ngi leen ci bégal bu baax ñu bàyyi leen ak oustaz Pape Anne ci yeewu leen plus bi